di la ziar lu gën a fës ci xibaar yi. ci kanam tuuti ñu yegge ko téléspectateur yu télévision Futur Média. télévision Futur Média mbokk yi juróom-ñaari waxtu fegg fanweeri minute sënkëm yegg see génn ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bëccëgu jaxasoo woon te bari woon ay jalti loolee la ñu dund ca diwaanu Bignona ndax farandoy Ousmane Sonko yi ñoo fa doon manifester bari na ñu ci jëlee ay gaañu ca ñoom bokk ci benn élève gendarme boo xam ne nee nañ dañu ko mujj évacuer fële ca Ziguinchor ñu nemme ko fet ñu fa teg loxo bokk ci ñoom responsable jeune patriote këruk maire bi di Mamadou Lamine Keita am na ca lenn loo xam ne dañu ko caxatee police bu Bignona ba ak Sonatel ba ak boutique station Total yëfa ñu daal di koy saaxee loolee ak ay oto yoo xamante ne ji jot nañu leen fourrière fële ca douane ñu dem fa fekk ko fa daal di koy taal mu di fitna ju ñu nemmeeku ci diwaanu Bignona bawoo ci ñi ñu ne dañuy jàppal tànk kii di Ousmane Sonko des na leen ko leeralal ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média mbiri Ousmane Sonko moomee ba tey bureau assemblée nationale jot nañu ko saisir ngir ñu yëkkati immunité parlementaire am di mbalaanum kiirlaay mi mu amee loolee di xibaar bu ñu nangoo ci yéen kay bii di Soleil national ñu teg ci ne lu aju ci moomi le mbir ndax na ñuy def ab taxaw seet lu jëm ci yëkkati dindi mbalaanum kiirlaayub député article 52 bu règlement intérieur assemblée nationale moo ko wax ci nan lay demee des na ci ànd ak Ibou Kane ci ay leeral ci biir xibaar yi ñu bari ci seetlukat yi gis ne Macky Sall bokk na ci ñi nga xamante ne ji bu jiituwul it ñiy dindi mbalaanum kiirlaay député yi fare ci kujje gi ci jamono ji nga xamante ne ji doon nañ jiitu réew ak léegi bari na député yu fare ci opposition bi yoo xam ne seen mbalaanum kiirlaay jot nañu ko dindi ndax dañoo warloon a am lante ak yoon ndem si yàlla Fama Mbaye di sage-femme ba doon liggéey ca poste de santé bu Thiali te faatu anam yi mu faatoo ñu koy lijjanti ba léegi direction l'hôpital ba yëkkati seen kàddu di leeral ni ca CTE centre de traitement épidémiologique ba ca Touba fa la faatoo leneen loolu it ñaawlu nañu ko di condition yi nga xamante ne ñoo ngi ciy liggéeyee ndax nee nañu yëf yi kon dara ca baaxul mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média ngeen taaxee lu ñu faram fàcceel leen ko. dellu leen nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ñoo ngi ci jokko bi ak Boubacar Diassi ci diwaanu Bignona Boubacar maa ngi lay nuyu. Boubacar Diassi en direct ci xibaar yi Boubacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mouhamed Ndiaye. tey jii farandoy Ousmane Sonko yi dañoo amal ay manifester ca boobule diwaan bari na lu fa am ne ay dégâts moo xam ci matériel wala ci ay doomu aadama yu ci jëlee ay gaañu ndax mën nga ñëw nettali mbir yi ak ni ñu demee. wax nga dëgg Mouhamadou Ndiaye gannaaw bi farandoo Ousmane Sonko yi xëyee tey ci suba ca Bignona nag mu ngi am 30 kilomètres maanaam fanweeri kilomètres digganteem ak Ziguinchor nekk ci bëtu gànnaaru Ziguinchor Bignona nag la ñu xëy ne fu mu jaar ñu yëglu ñoom it ngir wone li nga xamante ne moom moo leen naxari ci li nga xamante ne moom la ñuy wooyee affaire Ousmane Sonko ci la ñu dugg ci école yi daal di déloger génne xale yu ndaw maanaam école élémentaire yi génne seen i mag bi nga xamante ne ñoo nekk ci collège yi génne ñooñu ñëpp seen i mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci lycée bi daal di wàcce si mbedd bi ci la ñu commencé taal ay pono taal ay lépp li nga xamante ne daal jot nañ ko mën a taal ñu teg ko ci ay mbedd di ko taal dañu daal di baare li nga xamante ne ay yoon yu bëri ci commune bi Bignona baare sax li nga xamante ne moom mooy route nationale numéro 4 li nga xamante ne boo bàyyeekoo Ziguinchor jóg wuti Dakar foofu ngay jaar ñu jot nag def ay yàqu-yàqu yu bëri ndaxte dal nañu ci kaw li nga xamante ne moom mooy station Total bu Bignona ñu yàq li nga xamante ne moom mooy boutique bi
ñu fekk it li nga xamante ne moom mooy locaux yu bees yu police bu Bignona ndaxte Bignona war na am léegi police comme ni ko chef d'État waxoon ci benn discours am locaux yooyu nag lañ jël saaxi ko bi ko comme ni nga ko waxee ñu yegg ci fi nga xamante ne moom mooy Sonatel bi ñu yàq ko dem tribunal d'instance maanaam tribunal départemental bu Bignona yàq ko demit douane ngir lépp li ñu fa fekk jot ko yàq waaye nag ñu fekk fa bi nga xam benn oto bi nga xamante ne moom la douane yi jàpp daal di ko fourrière foofu donc manifestant yi daal di ko yàq it mais bu ñu fa jógee nag ci gën a am solo te tiit mooy dañu wuti ñaari kër muy këru monsieur le maire bu Bignona Mamadou Lamine Keita ak këru ki nga xamante ne moom mooy le président du conseil départemental bu Bignona muy Mami nag Camara jot nañu yegg nag kër monsieur le maire ba toj li nga xamante ne ay vitres yu bari balaa takk der lañ ci fekk bu ñu wutee nag kër ki nga xamante ne moom mooy kër Mami nag Camara di nga xamante moom mooy li nga xamante ne moom mooy président conseil départemental bu Bignona heureusement que l'armée moo leen fa jiitu ngir mën leen dissuader l'armée nag moo daal di sauver comme ni ñu koy waxee kër ki nga xamante ne moom mooy président conseil départemental bu Bignona Mohamed Ndiaye bu ñu jëlee bilan humain bi comme ni nga ko waxee am na it ay gaañu ñi nga xamante ne dañ ci jël ay gaañu ñu gën cee ràññee benn gendarme ak benn élève ñu jël ci ay gaañu yu xaw a doy waar dañuy évacuer leen Ziguinchor jot nañ nag jàpp ñi nga xamante ne quelques manifestants ñu gën cee ràññee ñaari responsable yu Pastef bu Bignona maanaam ki nga xamante ne moom mooy Lamine Badji di moom mooy yor lépp luy coordination départementale bu Bignona te bàyyi ko conkesil ñu jàpp it ki nga xamante ne moom mooy Richard Bakary Diémé moom moo yor lépp li nga xamante ne moom mooy doxal Pastef ci commune Bignona moom Mouhamadou Ndiaye. mu ne woon Boubacar Diassi en direct ci xibaar yi foofee ca Bignona doon ñu yeggee la xewoon ca diwaan ba di manifester yoo xam ne nee na ñu farando yu Ousmane Sonko yi ñoo ko fa doon amal moom i mbir sax di mbirum Ousmane Sonko bureau assemblée nationale saisir nañu ko ci woowile wàll ngir ñu dindi mbalaanum kiirlaayam di xibaar bopp ñoo ngi ko nangoo ci yéenekaay bii di Soleil mu xëyee ko tey jile ñun nag ñu cee jaaree ngir xool anam yi nga xam ne fa la ñu war a mën a jaar ba dindil député bi mbalaanu kiirlaay mi mu amee ci pàttali article 52 bu règlement intérieur assemblée nationale moo santaane lu ne mel moo ko tënkit leeral yi Ibrahima Kane. procédure bi mu mel ne tàmbali nañ ko ngir muri malaanu kiirlaay bu Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci site d'information bi di quotidien parquet bi saisir na bureau assemblée nationale tey ci suba si muy étape bu njëkk bu ñu buggee muri malaanu kiirlaayu ab député procédure googu ngir tàmbali ko faaw ministre de la justice saisir assemblée nationale boole ko ab bataaxal boo xam ne procureur de la république près la cour d'appel moom moo ko xaatim bu loolu weesoo bureau parlement bi dina daje ngir xool naka lay def ak requête boobu bu fekkee daf ko approuvé ab commission ad hoc boo xam ne fukk ak benn membre juróom-ñett yu jógee ci majorité bi ñaar ci kuje gi ak kenn ci non aligné yi dinañu ko jëmmal commission googu mooy déglu Ousmane Sonko laata nag assemblée di amal séance plénière buy décider ci sooru Ousmane Sonko ñuy fàttali ne règlement intérieur bu assemblée nationale ci article 52 lii la xamle commission bi moo war a déglu député bi député boobee sax bu ko neexee mu jël kenn ku koy layal ci ay naataangoom bu dee nag waxtaan yi soxal wàllu immunité parlementaire te assemblée nationale ubbi ko ñii rek ñoo am droit jël kàddu mu di président bi rapporteur commission bi membre gouvernement député bi ci boppam wala ki koy layal wala benn orateur contre ñuy fàttali ne procédure gi mën na durer juróom-ñetti fan Ousmane Sonko buñ ko dégloo nag ci fond wu dossier gi ba noppi beneen séance plénière dinañu ko convoqué ci recommandation commission ad hoc bi bu boobaa ci la assemblée nationale di xamle ndax day muri malaanu kiirlaayu Ousmane Sonko am déet bu fekkee da koy muri malaanu kiirlaay yi ci saasa lay tëb Ousmane Sonko bu boobaa dinañu ko mën a topp wala sax arrêté ko. collectif gi taxaw ngir di dooleel li nga xam ne moo di àq ak yelleefu jigéen ñi àdduna ñu jëmee ci mbirum Adji Raby Sarr di xale bu jigéen bi tumal Ousmane Sonko mbiri viol ak menace de mort collectif googee taxaw nañu ngir jàppale ko di ñaawlu it ni nga xam ne noonee la ñu médiatiser yëf yi ndax dañoo gis ne daal wata taxas jëme genn wet da caa amee bëgg nañu it Ousmane Sonko ñu dindi mbalaanum kiirlaayam ci assemblée nationale ngir mu dem wuy ji yoon li ñu koy toppee mu lijjanti ji ko ak yoon ñu ànd ci ak Abdoulaye Diop Amadou Ba. Adji Sarr sénégalaise la dafa am ay droit maanaam tey ji am na droit porter ay tuuma bu yaakaar ne loolu dëgg la
ñun am nañu droit gëm ko ndax ci suñu rôle la ñu nekk Ousmane Sonko it am nañu droit gëm ko tey bu taxawee ne moom deful dara donc ni ñu ko gëmee ni ñu gëmee waree mën a gëm ne Ousmane Sonko deful dara wala def na dara noonu la ñu waree gëm ne Adji Sarr def na dara wala deful dara. dund nañ ne gis nga ni ñu ko traité ci réseaux sociaux yi ci médias yi mu doon lu ñu naqari torop parce que tey jii defe naa ne wax nañu lu bari ci mbiru Adji Sarr mu nekk un traitement vraiment inégal je veux dire. mu nekk traitement boo xamante si ni métti nañu trop ne tey dafa am ay personnes yoo xamante si ni jug nañu waxuñu ne dëgg la wala du dëgg mais jug nañu jàpp ne dund nañ lu métti war nañ koo mën a partager war nañ koo mën a génnee man surtout ci mu nekk auteur bi nekk koo xamante si ni peut-être ku ñu ràññee la ci réew mi donc xam naa ne ab fit dëgg peut-être moo tax mu war a mën a def loolu. jéggala bu baax a baax kooki ngeen doon dégg bokk ci kilifa yu collectif yi dañ ma fàtte bindal tur yi. Front National Résistance di ñaawlu li ñu dippee démocratie dictature boo xamante ne ji mi ngi yor ci réewum Sénégal régime bi fi nekk di Macky Sall ko nguuram di ko fi duutal coordonnateur bu Front Résistance Nationale di sàkku ci askan wi ngir ñu mobiliser wu ngir jàmmarloo ak Macky Sall ko nguuram ak yi ñu bëgg a yeen askan wi te ñu jàpp ne jaaduwul Matar Sona moo yëkkate yooyu la kàddu moo ne woon ganu invité info matin ñu déglu ko ak Chérif Dia. jaaduwul nit opposant am problème ñu dem police la ñu waxante ca police ba ñu xëy suba teel mu nekk ci presse bi mu nekk ñëpp yëg ko loolu li mu tekki mooy dañu ko bëgg yàq deram ba nga xam ni dootul tekki dara ba nga xam ni moom dootul doon adversaire boo xam dana leen mën a jaaxal parce que li ñu seetlu ci réew mi te wax nañ ko suñu déclaration mooy képp ku jóg di politique tey te ñi yaakaar la dañ lay faagaagal def nañ ko Khalifa Sall def nañ ko Karim Meïssa Wade jéem nañ ko def également ci Abdou Mbaye ak ci Bougane Gueye Dany tey évidemment Ousmane Sonko la xam nga koo xam ni yow maanaam bëggoo benn mbër bu taxaw bépp mbër boo xam ne yaakaar nga ni teg am na doole te mun na la daan da nga koy faagaagal parce que démocratie li tax ñu koy def mooy indi moytu fitna parce que li xew démb fitna la boo xam ne xam nga koo xam ne dafa am otoom moom yoonam newu ci liggéey ba am otoom ñu ñëw toj ko wala koo xam ne dafa am këram ñu taal ko ak ku munti doon ak foo mun a féete ak koo xam ni xam nga mi ngi jóg xëy na gëm-gëm dégg na mbir mi mu dem kër Ousmane Sonko pour massawu ko loolu mënoon nañ bàyyi rek Ousmane Sonko génn wax ak citoyens yi wax ak sénégalais yi bu boobaa dara du xew. Patriote baat la bu ñuy faral di dégg ñooñu Ousmane Sonko yi di ko tëggoo tax ñuy def taxaw seetlu jëm ci ñooñee militant parti Pastef yi lañu ñu gis it engagement boo xam ne amee nañu ko ki ñuy jàppal tànk jaral leen lu nekk di lool li ñu koy faral di gis ci wàllu politique bariwul tax ñu ànd ak Maymouna Ndiaye def ci taxaw seetlu. juróom-ñaari at ñu dugg ko ci langue politique gi militant yi nga xam ni ñoo topp Ousmane Sonko. di woowe seen bopp patriote fi mu toll nii la ñuy wax rekk mooy kàddu yi seen leader di yëkkati dañ ciy gis seen bopp ay ndaw yoo xam ni ñoo bokk li ñu bëgg parti bi tax ba modèle bi mu am fi mu toll nii ñu bari di ci amal ab jàngat. ñoom seen parti mooy parti boo xam ne bu meeting amee militants yi ñooy cotiser pour organiser meeting bi bu meeting amee militants yi ñooy cotiser jënd seen ay t-shirt donc noonu la ñuy doxalee ci seen biir parti ak seen leader. kon noonu lañ koy gisee loolu mooy seen gis-gis. à part épisode 60-62 bi nga xam ne espoir commencé woon na judd ak Mamadou Dia réew mi dañu ko teg ci guute goo xam ni génn gu ci ba léegi ku ñëw li ngay def gën a jaaxal sénégalais yi donc sénégalais yi bu ñu gisee projet boo xam ne projet bu leen mën a génnee ci situation boobu la projet buy def politique neneen ñi nga xam ne moom la ñu yàgg a xam forcément nit ñi dañuy am engagement dañu koy bëgg a aar. coow li juddu fan yi jëm ci seen leader tax ba patriote yi ñoom wàcc ci tali bi fësal seenu mer ni ñu ko gisee bokkul. ñi wàccoon démb ñëpp bu leen jàppee comme ay militants wala ay sympathisants kese ay sénégalais ay citoyens sénégalais ñoom ñi nga xam ne ñoo gis seen bopp ci projet wu Pastef ñoom ñoo wàcc ci tali bi. pour aar démocratie réew mi pour aar projet bi nga xam ne moom lañ leen présenté waaye aussi pour aar seen leader mi nga xam ne moom mooy incarné projet boobu. bu dee lii waa Pastef ñoo ko def day woroo ak ñoom lu ñu leen xamee woon ci yar ci teggin dans l'espace public ndaxte dañ daan def seen meeting ba meeting bi jeex ñoom ñu sëgg di for salte yi ñu fa defoon pour yóbbu ko pour wane ni ñoom lañ ko fekkee woon noonu lañ ko war a bàyyee mu doonoon image bu rafet. ngir feddali seen kóllëre militant yi fare ci Pastef nee nañu
ñu ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko jàppale ko ci lii nga xam ni moo dal ci kawam bu ñu sukkandikoo ci directeur école bu parti bi nee nañu lépp luñ ci war a def dinañ ko ci def. jàppante bi amoon naka démb ci diggante ñi jàppal tànk Ousmane Sonko ak takk der yi fañ ko doon defee di ci Ndakaaru ak li ko wër seetlu léegi moo di boo fa xëyee dem da ngay xam ne fii fitna amoon na fi ñu bari ci askan wi sax amoon tiitaange ngir xëy dellu ci seen i yëngu ak seenub liggéey waaye gis nañu ne daal ak daal am na fa bu weesoo pneu yi ñu fa taal ak mbedd yi ak takk der ya ñu fay gis daanaka loole rek moo yokk askan wi ak tiitaange reportage Pafara Ñing Youssou Baro. oto yu ñu taal ñu lakk ba jeex tàkk naka noonu ay pneu ci koñ bi xeer yi foo sànni sa bët di ko gis yenn lacrymogènes yi nga gis leen tamit ci suuf li nu mel wane ne ni ki démb nag xeex bu métti moo amoon fii ci cité kër góor gi gannaaw bëccëg boo xam ne jaamaarloo diggante way takk der yi ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko li nu mel indil ay jafe-jafe ñi nga xam ne ñoo dëkkee ca wet ba. waaw journée démb bi moom métti na trop génnuñu suñu liggéey yàqu nañ. waaw métti na trop waaw dañoo tëju woon ci kër yi moom vraiment. un peu peur déjà parce que y avait des. démb nag affaire yi métti woon na foo tourné gis fi ay policiers gars yi di xeex ci seen biir xeer yeeg yëpp li nu mel nag vraiment daf ñoo tiitaloon. c'était un peu effrayant. jaamaarloo yu métti yooyu nag ni ki démb tax ba fépp foo xam ne yoon la jëm kër Ousmane Sonko ñu daal di fay teg ay barrières. waaye takk der yu bëri nag ñu daal leen gis foofu ca bërëb ba li nu mel tax sax ñi nga xam ne ñoo fa dëkkee mënatuñoo dox seeni soxla niñ ko bëggee. man génn naa tuuti mais gis naa nit ñi ñu jëfante ak alkaati yi ak man sax demoon am na fu ma demoon pour am na lu ma bëggoon foofu ci benn banque mais dañu wax ñoom dañu liggéey dañ tëj. xale yi ñoom pour jëli leen école sax problème la woon 5 6 heures nañ leen mujjee dem jëli ji. naam am nañu tiitaange waaye ñu ngi woo nag ñi ànd ak Sonko ak nguur gi ñu fexe ba jàmm ji fi am daal buñ ko yàq. yàlla wax na ci alquran da ngeen war ragal ne fitina boo xam ne su ñëwee du yem ci yow rek day boole ñëpp ñu am fitina bi dimbo nag loolu moo am. dañu war a seet intérêt réew mi daal mais non waruñu seet seen intérêt. te ñoom ñëpp dañu war a jël kii ay leçon ñu leen jiitu ñu nekkoon fii dem nañu ana ñoom Ousmane Den Sako asma ñoom Tanor Dieng ana ñoom Djiboka mais ñoom dañu war a xool ñooñu. gannaaw jaamaarloo bu métti diggante ñii di militant parti Pastef yi ak way takk der yi tax ba ñu bëri ñu daal di leen teg loxo ci côté policier yi tamit ñu daal di am ay gaañu. des ba léegi ci moom i mbir ak Ousmane Sonko ak mbalaanum kiir laayam mi nga xam ne ñoo ngi waxi ne ci dindi ko ci la ñu jëm. ñu bari ci seetlukat ci politique gu réew mi ni muy doxee ak ci taarixu réew mi gis nañu ne Macky Sall bu ñu moytul moo nar a doon ci njiit réew yi fi jaar ñi ëpp lu ñu dindi mbalaanum kiirlaayum seen wujjul député ci assemblée nationale li koy firndeel bokk na ci député yi di Omar Sarr ak Ousmane Ngom ak Abdoulaye Baldé seen mbalaanum kiirlaay dindi woon nañu ko boobu Barthélémy Dias ak bu Khalifa Sall dindi woon nañu ko te loolu lépp ci jamono yi Macky Sall la ñu ànd ceeg taxaw seetlu ak Moxtala Gaye. Ousmane Sonko wax na ko ñëpp dégg tant que mbalaanu kiiraay mooy immunité parlementaire am xotti wuñ ko moom du dem wuy ji yoon loolu nag li ko may mooy li mu nekk député toogal askan wi fële ca assemblée nationale fi léegi loolu teggiwuñu ko moom Sonko bu ko neexee mu bañ a dem wuy ji gendarmerie mu mel ni kii di procureur Serigne Bassirou Gueye day xaarandi balaa moo àddu ci mbir mi Sonko nag njëkkeewul ñuy xotti mbalaanu kiiraayam ci nguurug Macky Sall ndax kii di Khalifa Sall lu yàggul dara ci mbiru keesu avance gi xotti woon nañu mbalaanu kiiraayam ci 2017 te moom kat ku bëggoon diir mbagg la kii di Macky Sall ci wote yi waroon am ci février 2019 ñu fàttali ni ginnaaw ba mu toogee rek ci nguur gi Macky Sall santoon na kii di jëwriñ di ñu dénk wàllu yoon muy Aminata Touré mu jàpp lu ñëpp ñi laale ak luubal ay xaalis yoo xam ni daal dees cee am sikki sàkka ci la Mimi Touré waxoon assemblée nationale ñu xotti malaanu kiiraay kii di Oumar Sarr jiite woon PDS nekkoon ancien ministre ak Ousmane Ngom yoroon kàddu Wade ak kii di Abdoulaye Baldé loolu nag
nag mi ngi am ci janvier 2013 kii di Barthélémy Dias it moom it xotti woon nañu mbalaanu kiiraayam ci 2016 ginnaaw bañ ko jiinee ni daal loxoom daa laale ci ñi rey kii di Assane Diouf bokkoon ci ay nervi yi ñëwoon attaqué mairie Mermoz Sacré-Cœur tey jii nag mu mel ni Sonko aaye ndax moom jàpp nañu bés muy fukki fan ak benn ci weer wi ngir xotti mbalaanu kiiraayam ndax moom daal benn xale bu jigéen bu ñuy tuddee Adji Sarr moo koy jëñ ni daa yegg ci kawam ci anam wu ko neexul mu bëri jàpp nag ni ci nguurug Macky Sall moom da ngay ànd ak moom rek lu ko moyul mu nëbb la jant bi. Moxtala Gaye def ak jooyandi tuuti rek kaw ki di Barthélémy Dias ba ñuy dindi mbalaanum kiirlaayam ci faatuk Ndiaga Diouf la ñu ko doon tuumale. waxtaanee leneen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média ak lu jëm ci faatuk ndéem si yàlla Fama Mbaye di sage-femme ba doon liggéey ca poste de santé Petit Thiali ca Kees te faatu anam yamu faatoo ay naataangooy fajkatam di ko ñaawlu direction l'hôpital ba di xamle ne ma nga faatoo ca CTE bu hôpital bu Touba. lu aju nag ci moom mi mbir taxit ñi nga xam ne ñoo di fajkat ya mu doon liggéeyandoo yëkkati seen kàddu di ñaawlu anam ya ñuy liggéey mu di conditions yi ci seen gis-gis la ca baax bariwul Cheikh Anta Diop ciy leeral. Fama Mbaye nekkoon sage-femme ci poste de santé bii di Petit Thiali nekk fii ci commune Thiès Nord nit ñi ngi lam-laamee ne jàngoro ji di coronavirus moom moo ko faat ñii di ay naataangoom di ay infirmier d'état ak i sage-femme jóg taxaw ci ay mbiram ne nag li ko yóbbu de ñàkk jumtukaay moom moo ko waral. dund ak dee mu ngi ci loxo yàlla suñu borom loolu ku ne xam na ko mais am na yenn conditions yoo xam te nit waru ci gaañu nit waru ci décédé. amoon nañ ngërëm suñu médecin chef district parce que lépp lu mu waroon def na ko même scanner bi ñu ko bindaloon sax moom moo ko fay. scanner wane ne feebar mu ngi ci moom. bu demee hôpital ci bâche lañ ko dugal woote Dakar amul place mu woote Touba yaakaar na bu demee Touba dina sauvé wu. ñun mënuñu nangu ci système de santé boo xam ne ñun mu ngi dox nu mu war a doxee ñuy évacuer un agent wala benn personne lambda à des centaines de kilomètres pour faju état Sénégal war na mën a jóg ci loolu parce que nekk na naqaru xol. lu tax ñu tëj CTE bu base militaire lu tax ñu tëj CTE bu Guéréo nañ ko ubbi maladie bi mu ngi avancé te bu ñu continuer nii dina indi ay jafe-jafe. sage-femme yeeg infirmier d'état yi nekk fii ci diwaanu Thiès nee nañ lu jëm ci wàllu jumtukaay it néew la nañ ko lool ci seen poste yi. masque comité santé yi dañoo jënd bay bëgg a dee commencé nañu nag jox mais dotation yi ñu jox bëriwul fii ma lay waxee yow ni boo soxlaa gant mënoo ko gis district mënoo ko gis parce que gant amul da ngay jënd boîte gant à 6 000 francs wax dëgg fa yàlla loolu nekk na lu métti. nañu jàppale parce que mënuñu liggéey sans gant mënuñu liggéey sans masque. waa direction hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès docteur yeeg directeur beeg xamal nañu ne soxna sii di Fama Mbaye lépp lu ci waroon de def nañu ko yaboon nañ ko ci ambulance sampal ko butéelu oxygène boole ko ak infirmier teg ko ci ambulance médicalisée yóbbu ko ca Touba foofee la ñàkk bakkanam. bawoo Kees wutali diwaanu Ndar ak askan waak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund mu tukkee ci couvre-feu bi doonte couvre-feu bi sax yeggul foofe Ndakaaru Kees la yem waaye ci diwaanu Ndar ñoom la woon ca couvre-feu ba njëkk ba moom la ñuy wéyal li mu jur nag moo di 9h fu mu jotee léppay tëj ci dëkk ba mu mel ne dem bëgg dikk bi wala lijjanti yenn yi dafay jafe ca Ndar Ousseynou Diop Habib Seck. ñu ngi ci mbeddu Ndar yi fii lépp ni selaw wala bokk ci pont Faidherbe bu Ndar fii lépp ni tekk bu dul ay oto yoo xamante ñu ngi jaar moo ne day ci jamono jooju ca Ndakaaru wala ci Thiès couvre-feu bi tàmbali na waaye nag fii amul lenn loo xamante ni wuute na ko ak diwaan yu ni mel ñu si bari sax jàpp ni askan wi lu ci bari génn ñu dem doxi seeni soxla mooy waaru Covid 19 bi ak li nga xamante ni mooy sedd bi nga xamante ni jamono jëlee dafa tar lool ci diwaan bi. waaw parce que xam naa nag seddaay bi la ba pare nit ñi nag dañu ragal. looloo tax duñu génn ak seddaay bi et tout ça moo tax waaw nit ñi toog seen kër yi. sedd bi jeune d'une part parce que au fait que climat aussi tamit mais dama di corona bi daal mooy gën a impact dëggantaan parce que daaw na sedd nit ñi daaw na sol seen yére nice génn doxantu xool dëkk bi mais demeewul noonu daal di ko. couvre-feu bi nag ay weer askanu Ndar ñamoon nañ ko ci kàddug Ambroise Gomis bi nga xamante ni gérant salon de thé la nee na loolee ba léegi moo des ci xelu nit ñi. am nañu habitude bi léegi dañu tàmm sax léegi 22h 23h ñëpp tëdd nañu Saint-Louis moom parce que dañu respecté couvre-feu. demoon nañ ba am habitude boobu sax ba après couvre-feu bi les gens continuaient à se coucher tôt. ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diwaan Ndar géej kàddu yi ñu yëkkati jëmale ko ci yenn diwaan yi nga xamante ni jamono jile dafa am couvre-feu te askan wi mënuñu génn mooy nii nañu muñ waaye tamit làmboo xeex lu jëm ci wàllu feebaru coronavirus bi. waaw li may yóbbante mooy ñu mun rek jéem a kii wa ànd ak mesure rek xeexe moom rek affaire moom yaakaar naa ñun population ñun ñoo ko war a xeex bi du kenn xeex bi. leen mën a wax daal mooy ñu muñ parce que metti na tamit nu tëj le 21h mais nu muñ parce que tamit
franchement ndogalu yàlla la. feebaru coronavirus bi tax couvre-feu bi ñu koy amal ci diwaan yu bari ci Sénégal jamono jile. Ndar moom couvre-feu amu fii waaye mu mel ne am na fi ndaxte ñiy génn di dox bu 21h jotee lim ba day néew lool. 20h Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop dina fi teew yegge leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan dem soob na suñu borom mbokk yi yàlla nañu yàlla dooli jàmm.